ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci juróom-benni waxtu ci ngoon mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës nag di génnuk àdduna Serigne Pape Malick Sy ki yore woon kàddu xalif général Tidiane wàcc liggéey nag ci alxamisu tey Serigne Pape Malick Sy ñu fàttali ne moom moo wuutu kii di Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine nag ci lii di yore kàddu xalif général Tidiane. ci biir xibaar yi nataalam ak it jaar-jaaram daan ci ànd ak Isidore Alexandre Sène waaye itam daa ngeen teewlu ay seede njàng ak njàngale mi tàmbaliwaat ci réewuk Sénégal gannaaw ba ñu ko dakkalee ndax coronavirus ba xam matukaay yi war jël nañ ko ngir ndongo yi mën a delluwaat ci biir l'école yi daañu doxantu ci yenn ci ay daara fii ci Ndakaar waaye itam ci biir réew mi daañu ko teewlu itam ci biir jotaay gi. bi la feebar di coronavirus tolluwaay bi ci réewuk Sénégal benn doomi aadama moo yokk nag ci lim gi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakken ci mbas mi ngi yemook nag jamono ji ci juróom-ñeent fukk ak ñeent ci doomi aadama la ñu nemmeeku nag ci bésub tey téeméer ak ñeent ñoom ñoo yokku ci lim gi nga xamante ne ñu ngi dund ak feebar bi ci réewuk Sénégal ñaar fukk ak juróom-ñeent yi di ay cas communautaire ci alxamisu tey yemook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2020 mbokki bi simila ci xibaaru marax yi wàccub liggéey Serigne Pape Malick Sy la ñuy dooree jotaay gi Serigne Pape Malick Sy ñu fàttali ne moo yore woon kàdduk njabootuk Tidiane xalif général di Tidiane moom Serigne Pape Malick Sy wuutu nag ci nga xamante ne moo di Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine Serigne Pape Malick Sy moom moomee nag wàccub liggéey ci alxamisu tey ñu dellusiwaat ci jaar-jaaram ak it nataalam kiñ ci àndal di Isidore Alexandre Sène. asalaamaaleykum. Pape Malick Sy mu ngi yore kàddu njabootu Tidiane bu Tiwaawoon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre 2017 ginnaaw génnub àdduna Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine mi nga xam ne moom moo fi jiitu Serigne Babacar Sy Mansour mi toog jamono ji ci xalifa bi moom doomu Serigne Babacar Sy la ak soxna Astou Kane ci sëtu El Hadji Malick moom moo fi ki gën a mag ginnaaw xalif bi nga xam ne moom moo fi nekk daanaka Serigne Cheikh Tidiane Sy moom moo ko yar ñenn ñi sax jàppoon ne papa la ci moom waaye moom rakku almaxtum la daanaka lépp lu mu xam rek ci ëttu Serigne Cheikh la ko xamee Pape Malick Sy lenn li nga xam ne mën nañ ko koo xamee moo di ci wàllu solu wax ji tamit tey na ci te yàlla may na ko bu baax a baax daanaka kàddu bu mu yëkkati rek nit ñi dañ koy déglu bu baax a baax moom mi yore kàddu njabootu Tidiane bu Tiwaawoon lu ci mel ni actualité saa yu amee occasion bi rek da ciy wax bi ci mujjee moo di bi président de la république ñëwee fi nga xam ne moo di Tiwaawoon ngir amal tukkib nemmeeku ci xalifa bi moom woo na woy politique yi ñu gën a jiital li nga xam ne moo di intérêt réew mi. président Macky Sall ñu wax ko ku ko ni bëgg naa ànd ak yow liggéey na la tàllal loxo du yàq. moom Pape Malick Sy yore kàddu ki nga xam ne moom moo fi toog yore tamit kàddu njaboot gi ñu bëri nee nañu xaritu Serigne Babacar Sy Mansour la waral sax ñoom ñaar duñu réeroo benn yoon. Isidore Alexandre Sène Serigne Pape Malick Sy ne woon porte-parole xalif général Tidiane nag moom mi ngi wàccee liggéey fii ci Ndakaaru ñu fas yéene ko nag denc fële ca dëkk gu sell ga di Tiwaawan googee sax la ñuy daal di wutali fekk fa suñu envoyé spécial Babacar Fall moom la ñu fay fekk ji Babacar nuyu naa la. Babacar Fall moo ñu teewal ca Tiwaawan ngir fekkee rob ki nga xamante ne moo di Serigne Pape Malick Sy moom mi nga xamante ne moo yore woon kàdduk xalif général di Tidiane wàcc liggéey tey nag ci alxames gi yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2020 Babacar Fall ak Mafal Fall ñoom ñooy suñu envoyé spéciaux Babacar Fall mu ngi ca Tiwaawan Babacar nuyu naa la. mel na ni jokko bi yembagul Babacar Fall kon moo ñu teewal ca Tiwaawan Serigne Pape Malick Sy moom nag génn àdduna tey ji ay seede daal di jip bokk na ci ña yëkkati ay kàddu di Serigne Saliou Thioune bu Serigne Béthio Thioune waaye itam kii di Zator Mbaye ne woon fi député fii ci réew ko Sénégal ñu teewlu leen.
sama voisin la woon mi ngi dëkkoon juste à 100 mètres de chez moi waaye li ñuy jàpp ci moom mooy nit ku dal la woon këram daawul bari mbooloo tout le temps il était très effacé ñun on ne sentait pas que moom la ñu dëkkaloon ci quartier bi. tellement dafa effacé wu woon du déranger kenn njaboot gi da leen a yaroon tënk leen ci diine heure boo fa déggee dara rek mooy ñu ngi tagg yonent bi waaw lu mel noonu daal la ñu mën a wax ci moom waaye jëmu ju tedd la woon ñu ngi koy jaal sunu bokki tijaan yëpp waaw di ko jaal umma islamique bi yëpp di ko jaal bokki murit yëpp ndax Pape Malick gu ñëpp la woon. ñu ko doon xoolee Serigne Babacar Sy doon ko xoolee Seydi Hadji Malick Sy tey jii famille Tivaouane ñàkk nañu seen baat ndax moo yoroon baatu kër gi ñu ngi koy jaalee xalif général bi di ko jaalee bépp taalibe Tidiane mais au delà même de Tivaouane bépp jullit rek ndax sëñ Pape Malick Sy dafa doon ku nga xam ne kàddoom daloon na waaye boo ko gisee rek sopp ko ndax ni ko yàlla binde woon ci melokaanam jëmmam rek da doon jàngale jëmmam daan na jàngale daan na dox diggante tarixa yi bu baax a baax mais au delà daan na dox diggante diine yi bu baax a baax jàpp nañ ne nag wàcc na liggéey tey et vraiment c'est un repos bien mérité ndax liggéeyal na ay magam liggéeyal papaam yal na ko yàlla xaare àjjana ci wetu baayam ba yàlla xaare ko àjjana ci wetu magam ya ba nga xam ne lépp lu mu doon def ci kaw suuf yàlla fay ko teg loxoom ci njaboot gi mu fi bàyyi. c'est moi. man daal affaire bi daf ma bett parce que bi ma koy yëg boobu maa ngi biir Dakar xam nga Serigne Babacar moom léppam daf ko def ci maanaam njabootam bëgguñu fësal lépp ci kii la dal lañ ko def moom mii dem nag moom moo doon caatam. li nu lay jëkk a wax daal mooy bisu tey bii boo seetloo ci bi confinement bi di commencé ci déclaration yi mu def xam nga wax na ci biir waxam ni man bii yoon dama tiit waaw te musuma tiite nii wax na ko donc kon am na lu mu bëggoon wax te mënu koo wax directement mu junj ko li mu jàngale nag mooy toujours mi ngi ñu doon delloo si ci wàllu yàlla di nu nanguloo dogalam di xam ni lépp lu am borom bi moo ko dogal ak itam toujours mi ngi orienté njaboot gi jëme leen ci bennoo. beneen xat ci jotaay gi ñu waxtaanee nag ubbiteeb l'école yi nga xamante ne tàmbaliwaat nañ ko tey jii nag ci alxames gi gannaaw nag ba ñu ko tëjee woon ndax coronavirus jawriñ bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum njàng mi ci réew ko Sénégal Mamadou Talla moom nag la mu xamle moo di xel mun naa dal ci matukaay yi nga xamante ne jël nañ ko ci biir daara yi ngir rek ndongo yi mën a jàngi ji ci xel mu dal Mamadou Talla ñu teewlu ko. li ñu constaté mooy que si biir classe yi cours yi commencé nañu déjà fii si Lamine Gueye gis nañ fi benn cours en chimie gis nañu beneen cours en philosophie ak partout donc mun naa wax ne nag en tout cas si Sénégal si information yi ñu jot a am mooy que partout foo dem si Sénégal li ñu doon ñaan yàlla loolu am na mooy que commencé nañu jàngale. et donc di wax ne rek suñu xale les enfants du Sénégal mérité nañ ko ñoom aussi ñu mun a passer seen examen yi parce que quand même commencé woon nañu jàng octobre ba mars léegi nag suñu continuer tey ba fin donc août dinañu mun a passer seen examen muy CFE baccalauréat ak BFM. gannaaw lycée Lamine Gueye suñu reporter Mame Abdou Gueye Kassé jot naa doxantu ba ca lycée Blaise Diagne waaye itam rawatina fi nga xamante ne nag moo di CM Blaise Diagne jot naa waxtaan ak ay ndongo ñoom nag la ñu xamle moo di matukaay yi war jotuñu koo jël ngir moytandiku feebar bi di coronavirus reportage bu Mame Abdou Gueye Kassé. ci ëttu lycée Blaise Diagne ay xobu garab ay këyit ak i sachet plastique nañ fi fekk fii nag amul benn dispositif sanitaire bi nga xam ni jël nañ ko élèves yi nga xam ne nag dañoo ñëw ngir reprise bi lu ñu gis ci seen école bi le neexu leen dara. Blaise Diagne désinfecté wuñu ko wane woon nañ ko journal jour bële te kii yu bëri amu fi joxe wuñu masque joxe wuñu gel amul raxasu amul jël température ba dugg école. ndongo bi 3e lay def moom yàkkamti woon na lool ñëwaat ci l'école bi wante nag ni mu ko fekkee doon na li nga xam ni lu ko naqari la. amul benn dispositif amul raxasukaayu loxo amul masque amul dara
balewuñu sax école bi sax yaa ngi koy gis nii dafa salte dara amu fi. beneen école di John Fitzgerald Kennedy décor bu ñu fa fekk wute na lool ak lu ñu fekk ca Saint Blaise Diagne fii nag amul benn dispositif bi nga xam ne rek négligé nañu ko lu weesu application stricte mesure barrières yi élèves yi ñoom nag dañ leen di jëlal seen température par thermoflash laata ñuy wutali classe yi. Mame Abdou Gueye Kassé ca lycée Charles de Gaulle ca Ndar Géej nag naam ne sax ñi nga xamante ne ñoo di kilifa yi jël nañu matukaay yi war ngir moytandiku feebar bi di coronavirus ca foofee nag ca daara ba ñi di jàngalekat yi la ñu xam ne nag ñoom ñu ngay nemmeeku ne am na ay rëkk-rëkk yoo xamante ne jot nañu ko war nañu ko mën a jooyanti foofee nag ca lycée Charles de Gaulle suñu ndaw ba ñu teewal ca bët gànnaaru réewu Sénégal Ndar Géej Momar Xaalis Ña ubbite l'école yi firndeel nañ ko ci fi nga xamante ni moo di ci diwaanu Ndar ca lycée Charles de Gaulle am na ay matuwaay yu am solo yoo xamante ni jël nañ ko ngir dëppoo ak protocole sanitaire bi ci kàddu proviseur bi. nga xam ne tey jii école bi amul problème thermoflash ñu ngi ci 7 thermoflash actuellement donc vraiment yaakaar nañ dispositif bi daal jege na protocole bi pour ñu mën a commencer. mais élèves yi nii candidat bi ñu am daal nombre de candidats yi ñu am 781 candidats la ñu am fii. waaye nag jàngalekat yi ñoom nee nañu am na yenn manquement ci protocole sanitaire boobule. mbiru ndox mi parce que temps yi problème ndox dañ ko am fii au niveau de Saint-Louis souvent et que dañu constaté ce matin bi ñu ñëwee toilettes yi dafa amul woon ndox xam nga avec tàngoor bi ak contexte feebar bi. loolu souvent day nekk gàllankoor waxtaan nañ ci ak kilifa gi léegi peut-être jours yi di ñëw nee na dinañ jéem a xool nan la ñuy wutee ay réservoir pour peut-être mën a régler problème boobu leneen li ci topp mooy comité de veille bi comme ni ko suma naatangoo waxee dañ doon xaar comité de veille bi comme au niveau de maanaam daara bu ne mais dañu ni ñi benn comité de veille au niveau donc régional moom moo am moom mooy polariser mbir yi. lu jëm ci ndongo yi ñoom nag dañu rafetlu surtout li ñu wàññi effectif yi ci biir classe yi. classe yi aussi table banc yi mat na ñi toog nañ par benn en plus distanciation bi respecté nañ ko. di ñaan yàlla kay yenn parents yi nga xamante ni ba léegi bàyyiwuñu woon seen doom yi ñu dem ci daara yi ñu def lu ni mel ci fan yi ñu jëm. Momar Xaalis Ña ñu delluwaat ca Tivaouane dem fekk fa suñu envoyé spécial Babacar Fall Babacar nuyu naa la. Babacar yaa ngi ca Tivaouane ñëpp xam nañu xibaar bi tiis bi nga xamante ne moom la ñuy yeewoo tey di génn kàdduna kii di Serigne Pape Malick Sy moom mi nga xamante ne moo yore woon kàdduk xalif général Tidiane est-ce que mën nañoo xam foofee ca Tivaouane askan wi naka la ñuy doxalee waaye rawatina jamono ji nga xamante ne ña ngay waajal ngir denc ki nga xamante ne mooy Serigne Pape Malick Sy. waaw Aminata fi mu nekk nii li mën a jàpp fii ci dëkk bi di Tivaouane moom moo di lii di néewu ko Serigne Papa Malick Sy agsi na fi nga xamante ni fi leen ko war a denc di mausolée bi nga xamante ni fa lañ denc Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum néew bi nag mi ngi agsi fii ci barab bi 18h di teg lu toll ci fukki minutes ak juróom waxtu wi ñuy wax ak yéen néew bi mi ngi ci biir mausolée bi xëy na kilifa yi ñi ngi def li nga xamante ni moom moo mujj ba nga xamante ni dinañ ko mën a jébbal boroom fii nga xamante ni balaa timis di jot. Babacar xibaar bi leer na Serigne Pape Malick Sy jamono ji nag dencaguñ ko kon néew ba mi ngi foofe nag ca Tivaouane ñu fàttali ne Serigne Pape Malick Sy moom nag moom moo yore woon kàddu xalif général de Tidiane moom Serigne Pape Malick Sy tey ji nag ci alxamisu tey ji yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom la daal di wàcc liggéey fii ci Ndakaaru ñu fas yéene koo denc ca Tivaouane jaajëfal ko Babacar Fall suñu envoyé spécial foofe ca dëkk bu sell ga di Tivaouane du ñàkk ñu jëlaat ko ci suñu yeneen i jotaayu xibaar
jaajëfal ko bu baax Babacar Fall kon ñu wëyandi ak yéen ci xibaar yi dañuy waxtaanee mooy njàng mekk njàngale mi kon mi ñu ko tàmbaliwaatee tey jii nag fii ci réew ko Sénégal gannaaw ba ñu ko dakkalee woon ndax coronavirus. Adama Sarr daal dinay wàcc tey ji nag dem seeti ji benn ndongo moom nag mi ngi bokk ci njabootuk Badiane Ndogay lay wuyoo moom nag tey ji daal dinay xëy dem jàng ji ñu dem xool naka la xëyee ci alxamisu tey Adama Sarr lañ ci àndal. ñu ngi fii ci Parcelles Assainies unité 19 ci famille Badiane juróom-ñaari waxtu jot na kii di Ndogay nag mi nga xamee ne mu ngi ci classe CM2 moom day noppi na ngir rek dem ci l'école am. gannaaw ay minutes yoo xamee ne dox nañ ko kii di Ndogay nag yegsi na ci école am wante laata muy dugg nag daal dina nag respecté lii di mesure barrières yi jamono ji nag mu ne mbégte la am. kontaan naa mais feebar bi moo tax mënuma laalanteeg sama benn morom jàpp distance bi ba pare jël mesure barrière comme niñ ma ko waxee ba pare ma toog man kese duma laal kenn duma laal duma akolaat kenn fas yéene naa jàng kay. ki nga xamee ne nag moom moo di yaayam mi nga xamee ne moom moo ko gunge moom nag jàpp na ne day xelam mën na dal ndax la mu gis doy na ko. nii moom sama xel dalagum na mën naa ne alhamdulilah. ndax bunt bi man mii di parent d'élève bi sax dugguma ci biir école bi maanaam élève bi ak ki ko yor ñooy dugg ci biir école bi booy dugg dinañ la xool saytu boo duggee ba ci biir di nga raxasu li ci des ñun tamit am nañ ci part de responsabilité ku ci nekk sa doom buy ñëw nga préparel ko jox ko gel jox ko gaa boo ko fi fekkee sax bul xaar ne maa ngi ko fiy fekk rek dama koy def. Adama Faye xelam mën na dal ndax nag bu ñu sukkandikoo ci kii di directeur école bi daanaka motukaay yépp jël nañ ko ngir rek xale yi mën a nekk ci jàmm. xam nga état bi joxe na ay masque mairie bi aussi partenaires yi aussi jàppale ñu ci masque donc fu mu ne nii defe naa élève bu nekk bu tuutee mun na am juróomi masque Croix-Rouge mu ngi ci donc ñoom ñoo ñu jàppale tout ce qui est sanitaire. ñoom ñoo koy thermoflash am na fi des lave-mains. gannaaw ñetti weer yoo xamee ne toog nañ ko l'école ubbiwul la ko waral nag di mbasum coronavirus bi ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di ndongo yi nekk ci classe examen yi daal di nañu rek jëlaat yooni l'école yi gannaaw bañ njëkkee rek jéem te mu lajj ñu bari jàpp nag ne bii yoon mooy doon bu baax bi. Adama Sarr mbasum coronavirus boobee nag indi njeexital yooyee ci njàng ak njàngale tolluwaay bi ci réewuk Sénégal tey nag ci bésub alxamis yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2020 benn doomi aadama moo yokk ci lim gi nga xamante ne ñoo faatu ci mbas mi jamono ji nag mi ngi toll ci juróom-ñeent fukk ak ñeenti doomi aadama ci alxamis yu tey nag test ga ñu jot a amal ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi doomi aadama téeméer ak ñeent ñoo ci daal di génn amee feebar bi di coronavirus ñaar fukk ak juróom-ñeent yi di ay cas communautaire maanaam xamuñu fa ñu jotee ci bile feebar docteur Aloyse Waly Diouf moom lañ ciy teewlu. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom test yi ñu def téeméer ak ñeent ñoo ci positif juróom-ñaar fukk ak juróom yi di ay cas contact ñaar fukk ak juróom-ñeent yi di ay cas yu jóge ci transmission communautaire ñu gis leen ci Thiès ñeenti cas Touba ñetti cas Guédiawaye ñetti cas Mariste ñetti cas Kër Massar ñetti cas Liberté 6 ñaar Yeumbeul benn Mbao benn Rufisque benn Grand Yoff benn Médina benn Dalifort benn Wakam benn Ngor benn Ouest Foire benn Sicap benn Cité Djily Mbaye benn juróom-ñeent fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey
ñaar fukk ak ñeent ci suñu malade yi ñu ngi ci service su réanimation ñu koy wax sauvetage benn malade ñàkk na bakkanam ci bésu démb àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin ci suñu structure de santé yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan. ñu àddu ci xaatima déggoo bi nga xamante ne dox na ci diggante ARTP ak waa AEME ñoom waa ARTP nag bile xaatima ñu fas yéene ci am ab porox ndoll ngir wàññi nag lu jëm ci seen facture courant ba ñu doon jëfandikoo li ni mel nag ñu amal ko kon tey ji ci suba njiital ARTP moom la ñuy teewlu ci micro mu Kalsum Ba. li waraloon suñu ndaje tey mooy li président de la République wax mooy que tout le monde que ñëpp nañu jàppoo liggéey. et puis que ñëpp xam ne ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal li ñu mën a économiser fii rek ci dëkk bi lay des moo waraloon ñu mën a ñu jokkook waa AEME pour ñu jàppale ñu fexe ba ñu wàññi suñu facture électricité loolu moo waraloon suñu ndaje tey ñu signé partenariat boo xamante ne dinañu jàppale si loolu wàññi suñu facture électricité jàppale ñu aussi pour que bâtiment bu bees bi nga xam ne ñu ngi koy tabax ñu jàppale ñu pour ñu am ci ay système intelligent système yi nga xam ne dinañu tax ba suñu consommation électrique du rëy. bile xaatim dox ci diggante ARTP ak AEME dina may nag waa ARTP ñu daal di yaxanal lu jëm ci seen wàllub courant waa AEME nag kuréel gi ñoom itam daal nañoo xamle seenub dogu ci xaatim googee nga xam ne dox na ci seenub diggante njiit la ñuy daal di teewlu Sayera Diop lay wuyoo moom itam ci micro mu Kalsum Ba. ci dégg-déggam ak nga xam ne am na ko ci woote bi président de la République son excellence monsieur Macky Sall wax pour que ñu fexe nu ñu yaxanalee li nga xamante ni nii moom mooy utilisation wu courant ak lu mel noonu te dans ce cadre ci biir loolu ci la ARTP ñëwee waxtaan pour que mu ànd lëkkaloo ak AEME nga xamante ne ni moom moo yor lépp li nga xamante ne ni moom mooy nu ñuy def ba yaxanal énergie nu ñuy def ba économiser utilisation bi ndaxte donte ñëpp xam nañ ni énergie lu am solo la ci développement donc énergie bu ñu ko économiser non seulement dinañu économiser xaalis waaye dina permettre aussi li nga xamante ne projet wu son excellence monsieur Macky Sall la muy accès universel à l'énergie li ñuy économiser war koo consommer te amul njëriñ war nañ ko mën a développer au lieu ñuy constituer ñuy tabax ay centrales yu bees économie d'énergie bi dañ koy transférer ndaxte jàpp leen ni am na suñu mbokk yu nekk ci dëkk àll yi benn lampe rek bu ñu ko amee seen aajo faju kon dinañu permettre ñu économiser xaalis ci facture bi nga xamante ne ARTP doon na ko fay waaye yaakaar naa ci diggante accord bu ñu am aussi dina permettre AEME mu am ay ressources supplémentaires mook ARTP pour que ñu mën a def yeneen financement. fii la ñuy yëkkatee jotaayu marax yi xibaar yi di dellusiwaat bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon tegalee ñeent fukki simili ak juróom laata loolu léegi ngeen wéyandi ak seen bloc d'information la totale ak Khalifa Diakhaté jaajëfal leen ci ànd beeg suñuy programme ci ITV jaa ngeen jëf.